jëg yi ci marché bi ak taaweeku geneen gu ci mën a ñëw dollikuwaat ci njort ak observateur ak crise bi ci àddina ñeel pétrole ak gaz bi yéene kaay bu groupe Futurs Médias ne boobee crise taroon lool ci bi mbas mi nuyoo ci àddina ñu ne déetawaay xare ba diggante Ukraine ak Russie ñëw gën a yokk jooda nag yëf ya kon njëg yi ku moywul dootul neexatee bu mbir yi soppikuwul donte nag daaw ba léegi ak crise yooyee état bu Sénégal mu ngi gàddul askan wi li waroon tegu ci yooyee njëkk Serigne Mboup nekkoon ni jamono directeur général Petrosen ak kër gi di Sarr xam-xamam màcc kon ci fànn woowee ci observateur ba tey di ci am yaakaar moom fileekub diir crise bi ci pétrole ak gaz ak wàññeeku am ci mbaa mu jóge ci àddina ndax Amérique ak Iran ci ndorteelu weeru ut sax ci pàttali am na ndaje mu ñu amal seen biir ca Vienne ngir waxtaan goo xamante ni bu gindiku amee mën na jur di kaatuk pétrole ak Iran gi ci marché bi wàllum ceeb bi observateur doon tiitale démb sekke nag njawee ni naan réew mi stock bi fi des du wees ñaar ba ñetti weer observateur ci boppam xëyaat na nag jàllale kàdduy waa SAED ñuy dalal xel yi dàq nañ bépp xalaatu pénurie ci réew mi ak stock gu ñetti téeméer ak juróom fukki junniy tonu riz paddy yu fi ne le vrai journal mel ni ku naan yii ñoo mat a waxtaane ci réew mi politique gi doy na politique guddeeg bëccëg askan wi sonn lool aji jëfandikoo yi naka noonu ñu baleen ak i commerçant yuy def lu leen neex taaj fi ndab ñetti yoon ci bés jafe lool wàllu luyaas bi studio wala appartement boo laajee njëg ya da ngay foog sax ne nekkoo Sénégal njëgi fer ak ciment bi naka noonu politique nag mel ni lu dërkis ci réew mi waaye ci yéenekaay yi ndax Sud Quotidien moom la xëyee ak njiiteem assemblée nationale ak opposition bi taxaw ngir lëmbe xew wi ci waxin bañ a baax yëf ya ak waa nguur gi bu keroogee 12 septembre di bëccëg gi ñuy installé 14e législature gi ci biir waa Yewwi Wallu it bëgg-bëgg ya daje fa ngir njiiteem assemblée nationale bés bi le journée Pastef fa dugg ca pecc ma cadre parti bi ne ñoom seen mbër mooy Birame Souleye Diop ñeneen ñu taxaw dooni mbër Barthélémy Dias Ahmed Aïdara ak Lamine Thiam yéenekaay bi ne ëllëg dinañ gise waat seen biir enquête ne le choc des ambitions li mbëtt bëgg la bar bëgg ca seen biir groupe boobe ñoom Yewwi Wallu muy Ahmed Aïdara di Barthélémy Dias di Cheikh Bara Dolly Mbacké wala Lamine Thiam ku ne samp ndëndëm dajale ñu nag ba xaaju guddi biig lañ fa tënkee rek mooy ñetti groupe parlementaire yu nu sóoraale ca penc ma seeni wet muy groupe taxaw ak i alliéem groupe PDS ak i alliéem ak groupe Pastef ak i alliéem le quotidien ne Yewwi libère demain ëllëg ñu firinu mbaanu lettinu source aane Barthélémy Dias moom donte turam feeñ na ci ñi bëgg a taxaw jiite assemblée nationale moom day mbili gi ba tey kenn dégg ko ci làmmiñam yéene kaay bi ne ab diire ngi sax mu dem dallu ji ci États-Unis moom Barthélémy Dias bàyyiwul xotti nanu teg fële ca wet ga seen charte bopp direct news moom benn bokk yaakaar bu Kaolack la xëyatee ak ñu ne Papa Demba Bitèye mi fa gagné ci wàllu député gi ca boobaak léegi yenn ci camaradam duñu jóg ci di ko dal di song ak di sànni trak yéene kaay bi ne boobépp coxor la xel mënul nangu bu dee dog-dogi courant yi naam mu ngi wéy ba tey ci réew mi waaye ku ne xam nga ni nam daa yàggee ak bare ka tegaloo gëj na fi lool l'info xëy AIBD ak privé Sénégal yi fay liggéey mer bu futt la ñu def ñu ne dañ di ay jeunes yu dugal seeni koppar investir ngir liggéey bu sax ca boobaak léegi AIBD ubbi ay milliards la ñu fa def waaye laas lañu gis ne daal warul jàpp rek ne contrat juróomi at la ñu am tax ñu leen di néewal ca sax ñu ne am na fa ñu nu daggal ay contrat fukki at ci gàttal du nu saf ay jirim ci seen propre réew am na fa sax ñu ne seeni camarades yu faf joxe seeni caabi ñoom tëj seeni bitik ñu romb AIBD jël Ila Touba gi ak yéenekaay bi di laas bi ñëw xëyaat ci kàddu yi ku tedd ki ay digleem Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yéenekaay bi ne kuy dem màggal ngir bës kese soo yaboo jàll ca wet ga ci gàttal ni ko sëñ bi waxee rek lu mooy ak pertakuk alku du leen ko jur. Daaru Salaam Karo Eau Kayar ndox mi neex te sell Gam Brandy et la Beauty Home Choice Sénégal marque bi di Total Tools ak Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jërëjëf Alaaji Assane Gueye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd beeg rajo Futurs Médias xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali ci li ci gënoon a fës marché bu bees ga ca Géejawaay ñetti fan gannaaw ba ñu fa dóoree nit ba mu jaaree fa ñàkk ba kanam ndax ne ab agresseur la ay xaritam ñoo jóg ne dañu koy fayul jot nañu sax dem fa mbir ma xewee ngir jëflanteeg ña faat kii di Daouda Diop Mbacke yu fay di homme d'affaires mi waa cité Touba Renaissance bu Wakam di tuumal ne dafa bëgg nangu seeni suuf tontu na leen teg ci taabal bi ay kayit ne site bi waral coow li moo ko moom te ci lu légal la ko teg mairie bu Gorée ak port bu Dakar xaatim nañu ab convention la ñu ca wax mooy port dana jox mairie bu Gorée benn subvention bu toll ci juróom fukki million yokk ci percepteur municipal ba ci ticket bu ñu jaay ci chaloupe bi dana ca am téeméeri dërëm ci ticket bu nekk coow li ba tey jeexagul ci mbirum Aquatec bi ñu denk forage yi ci kaw gi askanu Sandiara ñoo wàcc ci mbedd mi ne Aquatec daal na bàyyi seen forage tout tranquille yorin wu bon ak facture yu cher moo leen waral coow la
yokk nañ ca sax yeneen i. ndax jekkoon nañu loolu ngir am ndam mën a woon nañu 2-0 laata nag équipe bu Libéria leen daal di fekk si score bi bitu Sénégal nag ko dugal moo di Samba Diallo ak ki nga xamante ni moo di Pape Amadou Diallo dañuy daal di sax déglu ki di Malick Daf moom mi nga xam te moom mooy tàggat équipe bi ci micro Mohamed Diop di suñu ndaw toogañ foofu la ca Nouakchott. début match bi yëpp booy ñu ko joué am nañu am entame bu baax maîtriser bal bi am ay attaque placée ak transition rapide yu wóor ñu dugal premier but ci attaque placée ci combinaison ñu dugal deuxième but ci combinaison am nañu troisième quatrième but door nañ ko génn na mbëkk nañ ci bas transversal bi loolu yëpp am na ci waaye jël nañu but boo xam ne c'est un centre anodin venu de nulle part on a manqué de concentration waa ji avec sa taille mu dépensé ak défense bi mbëkk ko mu dugg mais à part loolu ñoom amuñu tir cadré pendant 90 minutes même sur le but deuxième but y a eu faute sur le gardien parce que jàpp na bal bi mais dañu fa faute de main xam nga mu bal dañu def faute de main ci moom faute ci moom mu bàyyi ba relâché bal bi arbitre a dit jouer bon gis ñoom dañu gis ñuy def remplacement yu bëri est-ce que loolu demul yow ba sonal sa équipe. non man gisuma loolu parce que man sama équipe comme nga en place joueurs yi sont en place pour man le plus important ñoom ay occasion bu dee occasion ñun ñoo ko am ñoo dóor ci poteau bi ñoo créé occasion ñoo créé danger donc pour man ñu ngi sur match mais dañu wax ci arbitre tournoi bi parce que déjà arbitre malien yi seen comportement bi ñu ñëwee seen waxtaan seen gisee c'est pas bien parce que ñoom ñu ngi sóoraale Sénégal fu sori moo tax ñoom lu ñu mën a def pour éliminer nañu bàyyi yooyu football la. voilà kooku moo di Malick Daf di tàggat équipe bi nga xamante ni moo di Sénégal jàppale ni nag fi mu toll nii ci lu jëm ci wàllu jongante Sénégal nag moom le 3 dina daal jouer ak équipe bu Cap-Vert ci ndorteelu gi les tournois Sénégal nag amoon na ndam ci diggante mag ñii di waa Sierra Leone bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee mbir moom mi nga xamante ni jóge na ca PSG tey ñi nag la ñuy xaar ni ñu daal di ko def officiellement seen retour foofu ca Everton nga xamante ne nekkoon na fa ci jamono laata muy wutali équipe bi nga xamante ni moo di Paris Saint-Germain moom nag ci ay xibaar nee nañu daal dina signé ab contrat ay ñetti at ñaari ak benn année bi nga xamante ni daal année bu ànd ak option d'achat la leneen li nga xamante ni daal mën nañu ko wax itam ci wàllu tàggat yaram moo di équipe nationale bu basket bu Sénégal ñoom nag démb daal nañu dellu si fii nii ci Sénégal gannaaw nag ba ñu dellu see am na ay kaddu yi nga xamante ni joriñ ngir wàllu tàggat yaram bi moo organisé tournoi ku ni mel daanaka Fouras du ci gis boppam benn yoon ñu daal di ko déglu moom Matar Ba. Et ça c'est une question qu'on va analyser avec la fédération. loolu ak laaj la goo xamee ni analyse war na ci suñu diggante ak fédération capitaine yi rawatina li nga xamee ni ñoom ñoo di acteurs yi le ngir xool ana nan la ñu mën a amalee li di organisation fii ci Sénégal am déet xam naa ni dina jafe loolu ñu organiser li nga xamee ni moom moo di fenêtre li ko waral moo di am na ay koppar yoo xam ne war nañu ko mën a teg ci loxo FIBA bu fekkee ni Coupe d'Afrique la ñu war a dalal lu toll ci 300 millions war nañu ko teg ci seen loxo wala it bu fekkee ni fenêtre la lu toll ci 100 millions war nañu ko jox li nga xam ne moom moo di FIBA jàpp naa ni FIBA ak li nga xam ne moom moo di yeneen confédération yi war nañ mun a def comme li nga xam ni moom moo di FIFA ndax investir lu toll ci 1 milliard ba noppi qualifié ci Coupe du Monde te boo ca noppee qualifié doo jot dara ci li nga xam ne moom mooy koppar boo gañee li nga xam ne moom moo di trophée africain la nga cay am du àgg sax li nga xam ne moo di 200 millions fédération mënul wax lu ni mel waaye man sañ naa ko dinaa essayer nag waxtaan ak li nga xam ne moom moo di yeneen ministre africain des sports yi le ngir ñu jug ci lu ni mel ndax li le mel na ni jaaduwul ñu investir koppar yu bëri ci li nga xam ne moom moo di yooyu les compétitions te joueurs yi buñ ca jógee du ñu ñibbiseeg dara ci seeni poche mun naa d'accord ci athlétisme yenn champion yi bu ñu jógee ci li nga xam ne moom moo di compétition ñu ñibbisi ak li nga xam ne moom moo di koppar goo xamee ni dina leen dimbali ci seen progression waaye du ñu ñibbisi ak dara ci li nga xam ne moom moo di koppar loolu la waral état bi moom mooy delluwaat ci fay ay prime mënoon naa wax waaw léegi ci li nga xam ne moom moo di accueillir 5e fenêtre bi le waaye nag li gën a dal sama xel moo di ñu waxtaanee ko nekkatuñu ci li nga xam ne moom moo di 19e siècle faaw ñu am stratégie ngir encourager li nga xam ne moom moo di fédération yi ak acteurs yi le ngir ñu gën a mën a performant. La promotion de ces disciplines au niveau de leur pays ça c'est le minimum. ok ñu daal di jublu ci wàllum nawetaan ak lii di final bu phase nationale yu ONCAV final bi nag leer na ñaari ASC yi koy joué ñoom ñëpp bokk fu ñu dëkk moo di ca Louga di diggante jamono bu Louga ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa dëkkandoo bu Louga ñoom ñaar ñoom ñuy daal di tase kon bokk wàllu final gannaaw ba ñu amee ndam niki démb si wàllu demi-finale ci nii ci Dakar nag ci fàttali dañuy daal di amal lii di phase nationale yu nawetaan bu ONCAV kon bokk Barthélémy fi lañ koy daal di yemale xibaar tàggat. jërëjëf Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm tàbbi ci xibaar yi ci chronique culture bi dalal ci Ana Rocha.
maa ngi leen di nuyu mbokk yi galerie Les Arts du Soleil mu ngi dalal benn fan ci weeru août ak léegi exposition bu mag bu ay artistes sénégalais ak nigérians daal di réaliser ñu dippee les rayons de soleil mu di exposition boo xam ne am na lu tolloog ñeent fukk ci ay œuvres d'art lu ci ëpp di ci wàllu peinture artistes yooyu leen nag bëgg wone jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ci biir Afrique waaye itam fexe ba nit ñi gën a am yaakaar ci bile continent Koumba Sagnal Faye moo ñu teewaloon ci vernissage presse exposition bi ñu doon amal ni ki démb ci suba. bi interculturalité la ay waasu yu bëri yu dajaloo la. Mor Faye di turam dëgg turu artiste am di Murph moom ay tableau art lay defal mu nekk benn sénégalais ci juróom-ñeent artistes yi daal di exposé yeneen juróom-ñett ak benn œuvre ay tableau yoo xamante ne seen njëkk mu ngi tàmbali téeméeri junni jàpp juróomi million. acrylique lay liggéey parce que acrylique même résultat que huile bi la mais ndox nga koy mélanger soxla woo ay essence térébenthine yoo xam ne ni day xeeñ da nga war a nekk fu aéré wala ngay ut masque mais acrylique bi tout juste avec l'eau ça marche. tableau yi boo ko doon tënk dafa mel ni daal ñu ne nga jóge ci guddi jëm ci bëccëg maanaam daal dañuy créer benn lumière benn yaakaar. message bi nekk ci ginnaaw couleur ñuul ak weex yi muy faral di utiliser leer na jokkalante gi ci diggante xeet yi. lu ma dikkee naturel la par rapport ak tamit ak tukki yi may tukki di dem Suède ma fay def ay résidence di nekk foo xam ne ni li may gis jant bi du bëri day lëndëm di gris yooyu tamit bokk na ci li ma influencé. ay œuvres yu jëkk te rafet ñu accroché ko ci miiru galerie Les Arts du Soleil depuis le 1er août fu seeni jeex 30 septembre at bii. Concours d'entrée yu njëkk ngir école nationale des arts et métiers de la culture door na candidat yi am nañ ba fanweeri fan ci weeru septembre gi ngir daal di déposer seeni dossier de candidature ci at bu njëkk bi nag 2020 ministère de la culture nag ci ab bataaxal mu ngi fàttali ne décret bi nga xamante ne moom mooy créer waaye itam organiser lu jëm ci école nationale bi wutu école nationale des arts signé nañ ko depuis weeru janvier gi weesu mbokk yi fi la ñuy yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah ci yeneen i xibaar ñeel aada ci RFM.